jërëjëf mbokki 7h jot na bisimilah ci xibaaru suba si li nga xam moom la ñu ubbi rek mu ngi jëm ci mbiri Ousmane Sonko ñi nga xam ne ay doom yu Ziguinchor lañu yëkkati ne seen i kàddu kon di wax ne rek fu mu toll ñu ngi ubbi seen i gët di xool naka la Ousmane Sonko kon nar a mujjee ci la nga xam moo aju ci la nga xam moo gàll ci dodom waaye ak lu ci mënta am daal ñi nga xam ne moom Ousmane Sonko moom du ñu bàyyi benn yoon ñu koy faragal loolu kon ñu ko xam daanaka ci ay ndaje yoo xam doon nañ ko am foofee ci diwaanu Ziguinchor fa la ñu jëm fekk fa Amady Khalil Diémé. affaire bi nga xam ne honorable député nekk patron bi Pastef ñu accusé ko mi ngi am ay développement yu gën a politique que judiciaire suñu sukkandikoo si ay Ziguinchor yi nga xam ne daje nañu ak ñoom te nee nañu affaire boobu mi ngi diviser ay sénégalais. voilà ñu mënoon na yam feneen bu bëgg lëndëmal askan wi bañ mu présenté wu élection 2024 te loolu moom dafay impossible. parce que nous on est prêt pour ça. du yomb parce que duñu bàyyi suñu Ousmane Sonko suñu Ousmane Sonko la patrimoine la dañ ko war a protéger. si région bu Ziguinchor population yi ñoom si seen majorité dañoo ne rek fii nii complot la politique bi nga xam ne Macky Sall moo ko monté contre seen doom ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko. jusqu'au bout mais Macky Sall lu mu bëgg a def moo dul nekk si nguur gi di régner seul kenn xamul lu mu bëgg a def sans. Ziguinchor yooyu buñ leen interpellé nee na ñi ngi xaarandi lan la nguur gi di def pour rek ñu mën a réagir te ñi ngi regretter li nga xam ne loolu mooy lever l'immunité parlementaire bu Ousmane Sonko épisode bi nga xam ne ñu ngi koy qualifié naan rek mascarade parlementaire la bi nga xam ne dina porter atteinte gravement suñu république. Assemblée nationale gis nañ lu mu def daal dañ ci am déception lañ ci am déception bu ngande ndax Assemblée nationale li ñu ci xam mooy. assemblée bi dañ naan assemblée les députés sont élus par le peuple et pour le peuple c'est-à-dire que ñoom peuple bi leen fa war a nekkal mais li ñu constaté mooy que député bi wala député yi dañ fi nekkal pour Macky Sall surtout au niveau de Ziguinchor ñu ngi xaar defaguñu dara puisque da ngay dëgg fii waa Lindiane fii waa côté bële waa côté mais ce qui est sûr ñu ngi xaar bés bi nga xam ne Macky Sall nee na day jël Ousmane Sonko yóbbu ko dugal ko prison te ñun duñu seetaan yi fii duñ ko seetaan na xam ne projet bi na xoolaat bu baax lu muy def mais Ousmane Sonko on le touche pas. Cheikh Tidiane Gueye nekk coordonnateur plateforme avenir Sénégal bu ñu bëgg depuis Ziguinchor moom dafa yëkkati kaddu di ñaax Macky Sall. dañoo dem ba jàpp ni nekkatuñu adversaire waaye daanaka ay ennemi politique la ñu nekk ndax lii ñu yëkkati teg ko ci kawam lii ñu koy fexeel jàpp ñu ni ñun ci démocratie nit war na koo mën a defal keneen démocratie mooy lu xëccoo bi metti lu adversité métti da ngeen di des rek nekk ay adversaire waaye boo demee bay teg ndëgg sërëx di def ay piège di fabriquer ay preuve di def ay complot di manipuler doomu aadama pour ñu dem tuumaal diw yàqal ko. mobilisation jigéen yi nga xam ne ñoom ñooy femme du bois sacré moom dafa wone rek grande déception population yi nga xam ne ñi ngi si Ziguinchor si affaire bi nga xam ne soo moytu rek suñu sukkandikoo si ñoom dina porter atteinte suñu démocratie dina yëngal li nga xam ne loolu mooy la paix sociale bu suñu réew. population yooyu tamit dañoo réagir ci question yu scandaleuse yi nga xam ne dañu ne rek policiers yi ñoo ko doon posé ay manifestants yi ñu jàpp ci Ousmane Sonko foofu ci Dakar di leen laaj rek ndax ay joolaa la ñu wàll loolu mu doon li nga xam ne ñu ngi koy ñaawlu bu baax fii ci Ziguinchor. Amady Khalilou Diémé Ziguinchor pour la radio télévision Walfadjri. jaajëf Amady Khalil Diémé ñu ngi lay sant di la gërëm dem ba fële ci diwaanu Pël ñi nga xam ne ay militants la ñu fare ci parti boobulee kon yëkkati nañ seen kàddu yu ñaawul la nga xam ni moom la ñu nam def seen naatango boobulee daanaka am ndaje lañ doon amal ci week-end bi daal di sàkku kon ci njiital réew Macky Sall mu deltu gannaaw ci complot gu ni mel lu ko mooy kat Sénégal mën naa tàbbi ci guuta ñenn ci askan wa wala lenn ci militant yo am nañ ci ay kàddu yu ñu ci rotal ñu teewlu leen ci micro Nazib Sagna. ñu am naqa boo xam ne tey jii dañ ko war joytu jëmale ko si ni nga xam ne tey jii moom ne ñu teg ki nga xam ne mooy suñu président
mu président Ousmane Sonko. ñëpp xam ne tey jii Macky Sall da ko bëgg a fexel ndax lan xam ne ndaw ñi moom leen àndal ndax xam ne ni tey jii Sénégal 2024 président Ousmane Sonko day falu mu ne dina def pexe bu mu mënta def rek fexe ba teg ko dugal ko ci biir kaso bi. réew mi nag toll na foo xam ne tey jii bu nu sàgganee ba ñu jël président Ousmane Sonko dugal ko ci kaso bi mooy jàpp na ni fii ak 100 ans ci kanam duñu am ku mel ni Ousmane Sonko. te tey jii nañu xam ne seeni pexe sénégalais yëpp xam nañ ko te fu mu toll nii sénégalais yi kenn par kenn mujj nañu xam sax kan mooy Ousmane Sonko. ndax njub bi mu wone ak lépp lu mu wone Sénégal président Macky Sall nag moom pare na jaral na sax mu rey Ousmane Sonko falu président mais ñun ndaw ñi duñ ko nangu tey jii. parce que lii ñuy wax diggante Ousmane Sonko ak Adji loolu du lenn lu du politique boo xam dañ koo lal ci diggante Macky Sall la ak Ousmane Sonko. Macky Sall bu ñëwee Ousmane Sonko dañoo ñëw jàmbaale ak Ousmane Sonko sur le terrain. parce que ñun ndaw ñi bis bu ñu avancé bis bu ñu téye Ousmane Sonko kenn doot ñu mën a ti téye kenn doot ñu mën a téye kon nag kilifa yi nañ waxtaan ak Macky Sall pour loolu mu mun a deñ dès maintenant. am njàng amul daanaka ci biir réew mi yëpp ñi nga xam ñoo di syndicaliste yi maanaam muy groupe G20 di waa di groupe G7 ñoom ñëpp daal dañoo xëy tey ji fas yéene banque seen yoxo lànk ni kon duñ ko liggéey ñoom daal la ñu saako mooy ñu bàyyi seen naatangoo Dame ak mboolem jàng nga xam ne ni ñoom lañu teg loxo jamono ji ci manifester yi ñu doon amal Mamadou Tamba moo di coordonnateur G20 am na ci ay kàddu yu mu ci rotal ñu teewlu ko ci micro Théodore Semedo. am na samedi li lu ñu métti trop maanaam arrestation SG Dame Mbodj G20 dafa bëgg a yëgal ñëpp nii nekku fi di parparloo pour Kumba wala Paate politique ñu far ñu fenn faral ñu kenn mais lenn mu ñu métti enseignants yi nga xamante ne jàpp nañ leen depuis Oussouye ba fii Dakar donc ki nga xamante ne léppam da ko jébbal xeexum jàngalekat yi xeexum pour école bi génn naat pour également condition matérielle et morale yu jàngalekat yi kooku defe naa ne bu amee tolof seetaan ko dafay niiroo wor mais dañuy exiger tey fu mu ne nii libération immédiate et sans condition tey jii maanaam bu SG Dame Mbodj mais également aussi bépp enseignant bi nga xamante ni jàppale na si condition yooyu je vais en tout cas décréter na pour suba altine 1er mars benn grève générale bu 24 heures et également jàppani journée suba bi maanaam journée 1er mars bi lundi mu tuddee ko journée noire pour métitlu lii nga xamante ne mooy téye bi ñu téye SG Dame Mbodj ak ñi nga xamante ne bépp enseignant bi ñu téye si ñi woo bépp jàngalekat woo bépp syndicaliste nga far G20 wala nga bokk G7 wala nga bokk feneen xeex bi suñu xeex la te ñu si woo ñëpp nag pour ñu libérer ñu Dame Mbodj SG Dame Mbodj ak bépp enseignant bi nga xamante ne jàpp nañ la parce que déjà li nga xamante ne mooy liberté d'expression liberté de manifestation ay liberté la ay droit la yi nga xam ne c'est consacré par la constitution sénégalaise te ñu defee ne ñëpp war a taxaw pour yooyu liberté ñu bañ koo nasaxal. ngoog loolu day kàddu yoo xam ne ñu ngi ko nangoo ci kii di Mamadou Tamba léegi yeneen jàngalekat yoo xam ne tamit ñu ngi fëddali seen colère ak seen politique ak ki nga xam moo di Dame Mbodj moom moo di jàngalekat yi nga xam ne dañu nekk en position de stage seen i kàddu daal lañu yëkkati di saako daal ñu bàyyi Dame Mbodj ñi nga xam dañu ko teg loxo ci benn manifester boo xam ne doon ko amal nit ki samedi ji ñu gën a fële ca place de l'indépendance ndaje mu may sax occasion la woon ci ñoom ñu daal di sàkku ci gouvernement bu Sénégal mu daal di addu ci seen mbir Mame Balla Mbacké mu wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Moussa Sène. et depuis 2012 nga xam ne nguuru Macky Sall gi moo fi nekk jàngalekat yi ñu ngi am ay jafe-jafe ci fànn yu bëri nag waaye jafe-jafe bi nga xam ne nii ñun moo ñu yitteel ñu jóg di ko wax mooy dañoo bëgg jàngalekat yi ñu tàggat leen ba taxawaay bi ñu war a am ñu am ko. mooy nit ki war a jàngale ci classe yu suufe yi muy jàngale ci classe yu suufe yi dem ba am ay diplôme am université am licence am maîtrise nga war ko yóbbu lycée ndax am na ay diplôme mu jàngale. la nga xam ne ni mooy cëram nga jox ko loolu nga bañal ko yóbbu ko ci ay lycée ak ay collège muy jàngale ba pare nga bañ ko former ñuy wax ne am na loo xam ne ni mënatul a nekk li mënatul a nekk mooy depuis 2012 jàngalekat yi di am ay jafe-jafe depuis 2012 amul benn jàngalekat boo xam ne ni fii ñuy waxee nii nguur gi yorul la këyit wala yorul la xaalis te loolu mooy dëgg njiitu réew mi jërnoon nañ fi jamono yële ci ginnaaw conseil des ministres xëy na dégg nañu mu wax ministre mi ne leen ñi nga xam ne ni dañ leen a war a tàggat école normale FASTEF nañ leen tàggat mais dañoo nekk réew moo xam ne ni ñaar moo mën a am benn xëy na njiitu réew mi day wax ci kaw ni ngir wone ne wax na moom mi war a wax wala boog moom mi nga xam ne ni moom la ñu jox doole ñi mu war a waxal bu waxee ñoom duñ ko faale. ki ñuy wax Dame Mbodj jiite benn syndicat de responsable nekk nit ku am taxawaay suñu xeex bi daf ñu ci jàppale woon
Dame Mbodj moomu nañu ko bàyyi nañu bàyyi Dame Mbodj ndax dafa wax li mu xalaat. ñu woy ba tey ci xibaar yi dem ba ci ñi nga xam ne di liggéeykat yi nekk secteur boulangerie bi ñoom liggéeykat yooyu nee li ñu dund jamono ji daanaka mënees na koy méngale ak dund wér-yaan baromètre nga xam ci la ñu sukkandiku ngir fayal seen salaire daanaka ci jamonoy Brest la woon situation boobu la lañ ne mëntu la wéy ba tax ñu saako ci kilifa ngir lu ni mel ñu jubantikoo Ibrahima Jité mu wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Théodore Semedo. ji secteur boulangerie métti na métti bu nga xamante ne suñu condition de vie benn baaxul suñu salaire yi benn baaxul ba pare emploi yu bëri ñoo ngi ci biir secteur bi journalièrement la ñuy liggéey amuñu contrat amul embauchement ma jàpp ni loolu war naa mën a jeex ci biir réew ba tax na nag ñuy woowaat encore une fois gars yi waxaat leen suñu baram bi fi nekk tamit depuis ñun avant ñuy judd ñun baram bi fi nekk ba ou bien avant ñuy dugg ci secteur bi baram bi fi nekk ba tey ñoom ci loolu la ñuy sukkandiku di ci fay ñun ba tax na ñu bëgg en même temps ñu changer indil ñu baram yu bees di waxaat encore une fois sénégalais ak nguur gi secteur boulangerie tey bu bonee mbaa mu am faay man jàpp naa ne am na ñetti bànqaas yi nga xam ne tamit ñooñu ñoo war a xayma secteur bi daanaka bànqaas yooyu ñoo gën a yàq secteur bi lii di inspection de travail IPRES caisse sécurité sociale jàpp naa ne tey bu ñu defoon li leen war mbaa ñu taxawoon ci jafe-jafe sénégalais ak liggéeykat yi amaan na patron yi ni ñu nekkee di foowee askan bi duñ ci dugg ba tax na tamit ñuy waxat encore boo xoolee période mbas mi li boulanger yi liggéeykat yi jànkonteel ci secteur bi dafa métti li ñuy jànkonteel ci secteur bi dafa métti benn ñu ci amul contrat ñoo ëpp que ñu ci am contrat sa day seen contrat yi dara baaxu ci benn valable ci nga xool période mbas bi ñuñ ci arrêté ci seen liggéey dafa bëri ñi ci toog tamit dafa bëri ñi ci dàq dafa bëri te mujjul fenn parce que lan la amuñu fenn fu ñuy sukkandiku mooy ñetti bànqaas yooyu ma la tudd noonu amuñu ñemewuñu tem di fa joyetu suñu ak suñu yeleef parce que bu ñu demee ñoom ëllëg ñu ànd ak néew doole yi ànd ak liggéeykat yi mais dañuy mujj obligé ànd ak patron yi. faju doon lu jafe lool ci dëkk bi ñu naan Diamacounda ab dëkk la boo xam daanaka digganteem ak Gambie yi soriwul ma ngi nekk foofu ci diwaanu Sédhiou askan daal ñu yëkk seen kàddu di saafaraal ci kilifa yi ngir daal seen poste de santé ba fa ne ngi daal di koy soppi def ko ab centre de santé ndax ngir ñu mën di faju foofu ñu def ay kilomètres dañuy dem ca Diamacounda fekk fa Lamine Bayo. Diamacounda benn gox-goxaan bi nga xamante ni mu ngi ci frontière Gambie askan wi fa nekk ginnaaw joytu nañ li nga xamante ni mooy enclavement bi waaye tamit wax nañ tamit nguur war na fexe lépp li nga xamante ni mooy bërëb fajukaay na ko defar. Diamacounda dañu sonn torop benn Diamacounda suñu yoon yi baaxul garab bi yombul fii balaa ngay am garab wala nga feebar wala ñu jël la di la yóbbu feneen nga def fa échocardiographe il faut nga dugg ci rang bi te yoon yi baaxul nga mun a dem fii ak Bounkiling wala nga dem fii ak Sédhiou te xam nga loolu suñu jafe-jafe la balaa ñuy jóge foofu di ñëwaat loolu coono la. te am bi yombul xaalis yi yombul. ginnaaw loolu tamit nee nañ daal seen poste de santé war nañ ko tabb def ko centre. ñu sañoon nag gouvernement bi ñu gën ñoo jàppale au moins ñu am centre de santé ñu gën a yëg suñu bopp ci dëkk bi parce que boo seetee dëkk ci dëkk bi aussi munoo ci sax faju da ngay gis koo xamante ne day nekk en état ba tollu 9 mois sax parfois ñu war ko évacuer am na ñoo xamante ne du ñu am moyen pour kii ambulance bi dañuy obligé yéeg saret loolu ay risque la da ngay gis jigéen yu bëri yoo xamante ne bu ñu nekkee en état bu biir bi yàquwul bu ñu deful avortement da ngay gis ñoo xamante ne bu ñu wasinee ba pare dañ ciy mujj ñàkk seen bakkan. ñu ngi fàttali ko rek am na yoo xamante ne jéego yoo xamante ne nguur gi jot na koo teg foofu waaye ba léegi ñoom nee na loolu des na ginnaaw li nga xamante ne ay jafe-jafe ñu ngi koy dund ba léegi askan wi pour mu def yëngu dafa metti te yenn saa yi sax dañuy dem ba Gambie dafa metti boo jógee fii nii boo feebaree il faut nga def bi mais boo xoolee parfois les conditions ne sont pas réunies parce que par exemple boo waree par exemple faju boo xamante ne 5 éléments la bu fekkee ne 3 yi ñoo disponible fii da ngay préférer dem Gambie def 5 yëpp.
Lamine Bayo ñu ngi lay sant di la gërëm ñu wax ci lakk gu métti nga xam ne nemmeeku nañ ko ni ki démb fële ci université Assane Seck bu Ziguinchor lakk yi daal li ko waral xamuñu ko waaye daal li wértu daal loolu yi mu ngi aju ci chantier yu bees yi nga xam ne ni moom lañ daal ñu doon jëmmal ci université boobu leen sapeur pompier ko ñoo lakk gi fay lakk